Chaîne de valeur Mourchid TV yéen ñi nga xam ne yéen a ko taamu di ko suivre rawatina seen émission interpellation ñu ngi leen di nuyu di am mbégte dellu siwaat ak yéen ci seen beneen numéro interpellation ni ñu koy defee dimanche bu jot ci waxtu bi ñu seetal leen kenn koo xam ni moom la actualité bi soxal pour mu indi leen ay leeral ci li leen lënt tey moo tax ñu sol suñu dàll seeti gan goo xam ni xam naa ni di ngeen am mbégte lool ci déglu ko ndax jaar-jaaram ci réew mi taxawaayam ci réew mi ak fi mu fas yéene jëm moom bu ma ko bëggoon présenter damay wax ni homme politique la waaye balaa boobu homme d'affaires la banquier économiste la nekk na fi premier ministre yàlla sax dafa dogal ni régime bi ñu nekk moom moo nekkoon le premier ministre nekkoon na fi aussi koo xam ne jiite na fi ay banques yu mel ni BHS yu mel ni banque sénégalo-tunisienne ak Tijaariya banque yu si bëree bëri jiite na ko nekk aussi koo xam ne depuis mai 2016 dafa mettre en place un parti politique parti bi nekk ACT je préfère ni ACT parti boo xam ni mooy Alliance pour la citoyenneté et le travail defe naa su ma ko waxee ñi nga xam ne ñu ngi suivre actualité Sénégal di suivre la politique sénégalaise dañ xam kan laa bëgg a wax mooy suñu gan tey ci interpellation di monsieur le premier ministre mais tey le président Abdou Mbaye président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu Pape Ndiaye. ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay nuyu yow ci sa bopp ak techniciens yi nga àndal di nuyu it auditeurs yi nga xam ne ñooy tàmm di seetaan Mourchid TV rawatina émission bi nga xam ne ci nga ma invité muy émission interpellation. jërëjëf président xam naa ni war nañu waxtaanee lu bëree bëri. incha allah waaye balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dañuy tàmbalee fi ma tàmbalee nguur gi nga xam ni moom moo def 6 ans di waaj a jeexal. ba ngay tàmbaleeg moom sax 5 ans la ñu waxoon tey mu ngi ci 6e année di dese ko ay weer yow nga nekkoon ci premier ministre bi tey boo doon xayma bilan wu nguur gi tey globalement peut-être techniquement dina xaw a jafe tuuti mais globalement soo ko doon xayma looy takk yow fi mu ne nii. man ni ma mën a jàpp ci li ngay tudd bilan président Macky Sall maanaam bi mu faloo 2012 ba ci waxtu bi ñu toll. yaakaar naa moom la ñu war a bàyyi kaddu gi mu wax li mu nga xam ne li moom la xalaat ci li mu jëf wax na ko fin décembre 2017 maanaam at mii nga xam ne ci la ñu soog a génn déglu naa discours am keroog waaye li ma ci gën a jaaxal mooy dégguma ca mu tudd lu jëm ci émergence te sañ nañu jàpp ne Macky Sall li mu façon yéene jàpp ko wax ne moom la bëggal Sénégal mooy émergence économique maanaam koom boo xam ne day yokku waaye day yokku ci lu gaaw loolooy émergence loolu la économiste yi tuddee émergence waaye nga juróom benn at ngay doxal war a jeexal mu dese la benn at def sa discours à la nation tuddoo ci benn yoon émergence kon xëy na am na looy làq man de noonu laa ko jàppee li muy làq nag yomb na lool làq na ne émergence amul kon globalement ni nga ko waxee balaa ñuy xëy na mën a dugg ci ay secteur yoo nar a taamu mën nañu wax ne émergence amul. mais est-ce que du dafa jàpp ni aussi président que ni loolu atteindre na ko parce que bu fekkee ni ñoom ñu ngi wax ni jëlee nañ taux de croissance bi ci niveau bu faible tey ñu yóbbu ko ba 7,5 est-ce que tey loolu tey du ñu jàpp ni moom moo tax mu tëb ko jàpp ni loolu moom c'est déjà ak i feneen la jëm ak réew mi. am na solo nag tudd loolu itam ndax ca discours am tudd émergence sañu ko ñemewu ko ndax amul li tax mënu ko wax moo di ne émergence dafa am lu mu tekki it te ñu war ci teg suñu bët bu fekkee ne ñu ngi topp koomu réew mi ak fi mu jëm émergence dafa ànd ak soppeeku ci biir koom maanaam da ngay yor koom boo xam ne ñu ngi sukkandiku ci lu jëm ni mbéy dong te transformation bariwu ci mi ngi sukkandiku ci commerce te commerce koom bariwu ci it nga war a jël boobu koom nag yóbbu ko ci koom boo xam ne li ciy ëpp doole mooy li ñuy wax manufacture ak industrie
te loolu bu amoon weer bu ne laa la wax Sénégal naroon nañu inaugurer ay industrie yu bees loolu amul kon mënut tudd émergence it ndax dafa am loo xam ne ñëpp a ngi koy topp ci àdduna bi mooy statistiques yi wane ne réew mi ñi ñàkk ñu ngi gën di bari loolu am na kon sañu te tudd émergence mu làqu nag ci gannaaw taux de croissance buy am maanaa lool ba yóbbu Sénégal ca ñetti dëkk yi gën a am koom ci Sénégal ci Afrique ah sañ naa la laaj ndax yow dund nga loolu ndax dund nga taux de croissance boo xam ne gis nga ko ci sama bopp ci sa bopp moom moo tax it sax man damay faral di wax ne c'est le message politique bu fekkee ne lii nga xam ne nguuru Macky Sall mi ngi koy wax ci wàllum koom ci wàllum naataange bu nekk ci biir réew mi bu fekkee ne dund ngeen ko mais na ngeen ko voté mu jàll. waaye ca 31 décembre boobale naka la tuddee taux de croissance plus de 7% ci la wax itam ñi ñàkk yokk nañu ba ñu war leen a yokk ndimbal. mu nekk contradiction. loolu mu wax nag dafa am pauvreté ñàkk dafa yokk ci réew mi yokk ci kaw ga yokk ci banlieue yi yokk ci centre ville. kon man nag xaw ma émergence bu muy wax fan la ne. am na saafara bu mu teg en place ndax nee na année 2018 bi année sociale la donc moom il est conscient de ça utal na ko saafara. waaw mais ni nga ko waxee mooy aveu c'est un aveu d'échec. dina te nag ma wax la de faj mettit taxul nga wër loolu tam am na da ngay seet kay loo xam ne ndax du mës naa toog sax bourse familiale bi par exemple boo jëlee loolu rek jëmale ci bourse familiale mu doon loo xam ne c'est une mesure sociale c'est presque de la charité mën nañu wax sax ne ni ko tubaab di waxee c'est une mesure humanitaire waaye dama daje keroog ak ku yore charrette may waxtaan ak moom mu ne ca gox ba ma mu jógee ca kaw ja bàyyi na fa lu mënoon a nuru ni bourse familiale ndax waxoon nañ ko ne mënoon na ci am mu ñëw Dakar di daan dooleem ndax napp amal boppam ñàq jëriñoo moo ko gënal ñu tàllal loxo ñu may ko kon charité action humanitaire ndimbal bu jëm ne toogal sa kër ma ñëw di la jox indiwul ko dina faj nag jafe-jafe ak soxla loolu am na waaye indiwul ko waaye nag gis nga boo ko seetee ba seet ko man dama jàpp sax ne politicien Sénégal yii ma gis li gën a itte mooy li leen gën a itte mooy sénégalais yi nañu des ci ñàkk ndax bu boobaa bu élection ñëwee bu ma leen mayee ñu votel ma man ma toog waaye ñoom day doo gis ñàkk ci ñoom ku jóg bokk rek ay weer nga soppeeku nga daal di soppeeku. léegi nag président pour ñu mën a avancer foofu ba tey ci nguur gi dafa am benn point bu ma remarqué te bëggoon la ci laaj sa xalaat mooy yow bi ngay nekk premier ministre dafa am lu président Macky Sall engagé woon teg ko sa loxo nga doxal ko muy 25 ministres tey ñu dem ba egg ci presque le triple wala le quadruple 84 ministres yow loolu lan ko jàngatee ci diggante bu gàtt bi ñu évoluer ba 84 ministres bien que nit ñi yor nañ portefeuille ñi ay conseillers lañ mais loolu noo ko jàngatee évolution boobu. mais gis man ba tey ba ci waxtu bi may wax ak yow man damay am jaaxle ci war a xam li indi boobu soppeeku ci président Macky Sall ndax dafa am lu tax ñu àndoon boobu élection ñëwagut mu bett ma ndax mësuma toog ba ne ko bés boo faloo def ma lii doome ma lii soxlawuma ko woon bëgguma ko woon mu bett ma fal ma premier ministre ci dëgg-dëgg bi mbir yi di door
booba nee nañu 25 ministres nee nañu 5 ans de mandat nee nañu gestion sobre et vertueuse ak yeneen ak yeneen waaye toog bi ci yàgg weer yi di ñëw li ñuy gën di dugg ci mbir mi rek ñu gis soppeeku boo xam ne dafa mel ni dafa jiital jikko bu ñu laqoon bu doon feeñ ni ma ko mën a waxee rek mooy jàppoon nañu ca ba ñuy door war a uti résultat man loolu laa xam loolu laa mën kenn mënu ma yóbbu ci leneen loolu laa mës a liggéey toog ñu teg ma mission ma doxal ko indi résultat nga natt ko daal di ci kontaan musuma liggéey boo xam ne mës nañu toog ba ne li sa liggéey baaxul. résultat bi baaxul. yàlla moo ma ci dimbale maa ngi ko ciy sant bu baax a baax waaye politicien day bàyyi résultat fële daal di doxal loo xam ne du doon njëriñu askan wi du doon njëriñu réew mi waaye dafa doon njëriñ bu dem ci moom ci kaw loolu nag boo ca xasee ba dugg yaa ngi uti ku lay voteel yaa ngi uti ku lay jàppale muy les grands électeurs muy yenn sëriñ yi et cetera mais nga soxla nag feesal sa ministère feesal sa gouvernement feesal ku ñëw nga jox ko poste ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu dellu te loolu moom mënul indi defar c'est pas possible ñaara mën a ne nga jiital outil résultat boo xam ne askan wi moo koy dund wax la ne bëgg naa ci li nga ma defal kontaan naa ci li nga ma defal gis naa sa résultat gis naa yokkate boo xam ne maa ngi koy dund man ak sama njaboot ak sama mbokk ak gox bi ma nekk dinaa la voteel waat politicien nag day bàyyi loola indi xaaral ma laqarti lijjanti ba am ñu ma voteel ci xaalis bu may mayee ci poste bu may joxe loolu nag daal di. kon yow dafa bu ma la déggee bu baax président kon dafa mel ni moom bu njëkk na mu doon doxalee dafa soppeeku doon politicien ci diggante bi. soppeeku boobu gis naa ko dund naa ko li ma la mënut a wax nag mooy ndax jikko la bu ñu laqoon am loo xam ni dañ ko bëggoon a jàll rek indiwaat li ñu miinoon am dafa soppeeku dëgg ci kaw xëy na ñu ko ne du nii ba mu gëm ne noonu la war a doxale léegi nag président balaa ñuy génn ci point boobu ma am lu ma la bëgg a laaj xam naa ni sax peut-être du ma dugg ci yenn détails yi ba mu jeex muy le cas de son élection xam nga yow 2011 nga commencé ànd ak moom 2012 ñu jox ko nguur gi mais ci diggante bi dama fi gis benn vidéo sur le net bi ma ko gisee dafa ma choqué carrément vidéo bi ñu ngi ko tuddee Macky Sall au cœur d'un vaste scandale de corruption le Sénégal protège Massata Diack Pape Massata Diack donc dans cette vidéo dañuy expliquer di wane ni alalu corruption boobu noonu Sénégal daf ciy dugal loxoom ba alalu corruption boobu noonu ñuy taqal Pape Massata Diack ba mënul génn fii Sénégal bañ Interpol ñëw fekk lépp ñu téye Lamine Diack fële ñu ni xaalis boobu dafa financer campagne président de la République Macky Sall yow mi nga xam ni associé nga woon est-ce que loolu mës nga ciy dégg lu jëm ci côté boobu. musuma doon associé Macky Sall mës naa jóg nag taxaw xalaat ne Sénégal donde man jàppoon naa duma politique sañatuma woon a toog croiser les bras di seetaan li ma daal di def mooy seet ci candidat yi fi newoon kan la programme am kan ci ñoom la programme am gënoon ci Sénégal déglu itam li nga xam ne lii maa ngi ko doon dégg ci ay vidéo ak i ay rajo ak télévision daal di taamu ne waxtaan ak moom itam toog waxtaan ak moom ma jàpp ne kii mooy waa ji kii laa war a jàppale mais du ma associé te association day yàgg man ci sama xel te noonu laa ko doxalee ci li ma jàppoon dañu daal di élection deuxième tour dimanche ci guddi gi ma jël sama avion dem sama yoon jeexal naa ci
téléphone félicitation bi ma ko oo ci la ma wax ne foo ne ma ne ko maa ngi Paris mu ne ma fii de soxla nañ la kan ngay ñëw ma ne ko fin de semaine kon du ma associé man Sénégal la ma taxaw na jóg Sénégal la ma tax nangu ndombu tànk boobu nga xam ne dénk nañ ma ko léegi nag lii jëm ci lii nga xam ne tudd nga ko muy affaire Massata Diack Lamine Diack dina ma jafe ma sori ci wax ci ndax Lamine Diack pàpp la ci man mais xaalis bi ñuy supposé ni moom moo financé campagne bi loolu xaalis boobu lay laaj ndax yow est-ce que amoon nga ci benn information relative ak non awma ci benn information loolu man musuma toppatoo finance banquier laa nag waaye musuma toppatoo finance su élection candidat Macky Sall jamais de la vie man ci xel laa ko doon dimbale ak ci yeneen xëy na waaye laaluma alal boo xam ne mi ngi doon jógee ci moom wala dem ci moom ça j'étais pas concerné. léegi nag nga jóge ci gouvernement bi génn toog noppalu def 2 ans yoo xam te ne bien que ni yaa ngi woon ci sa comité de réflexion buy jàppale président ci liggéeyam ngir Sénégal léegi nag bi nga demee ba teg sa parti man sax du ma topp li nit ñi di wax naan mer la ak yeneen ak yooyu ndax defe naa ni leeral nga ko ci ay séance yu bëree bëri waaye bi nga tegee sa parti tey au-delà li nga doon séntu ak fi nga ci toll tey jàpp nga ni jaroon na ko ma dugg ci langum politique bi wala jaru ko. waaw li may yokk rek ci li nga wax mooy bi ma génnee gouvernement li ma jëkk def mooy bind téere def ca li nga xam ne lii moom laa jotoon liggéey ci biir gouvernement bi ak li doon sama yéene ndax jàppoon naa ne loolu am na solo lool pour l'histoire ndax ëllëg ñaareel bi wax nga ko ma daal di jublu ci taxawal le club de réflexion travail et vertu di liggéeyal président de la République ak décideur même secteur privé ci kaw rek jiital njëriñu Sénégal ñu daal di dox ma gis ne liggéey boobu amul njëriñ lu tax ndax ñii nga xam ne ki nga xam ne moom laa ko doon defal soxlawu ko mi ngi ci yeneen. kon li nga ko doon proposé doon ko woon jël. dina ko jël dina bind na ma reçu et cetera waaye boo xoolee ba xool doo gis. doo gis fu mu feeñ. waaw du fu mu feeñ. mu am nag loo xam ne itam dafa yëkkati sama xol ndax ci dëgg-dëgg man dama gëmoon Macky Sall gën ko naw nag bi mu nee sama mandat 7 ans la waaye dinaa ko wàññi indi ko ci 5 ans mu daal di indi référendum jëkk laaj conseil constitutionnel waaw man sama mandat 7 ans la wala 5 ans la xam nga conseil constitutionnel boo ko laajee loolu li mu lay tontu mooy 7 ans la waaye référendum mënoon na indi mandat mu jógee ca 7 jaar ci juróom loolu doon weddi boo xam ne ci dëgg-dëgg diisoon na lool ci man waaye li ma ci gën a metti mooy li nga xam ne li moom la indi war a làq waxeet boobu indi référendum oui non Sénégal di jàppante di xuloo di xeex ci chef d'état boo xam ne li ñu koy laaj moo ñu uuf ñëpp doon njiitu ñëpp te nag boo ko seetee jikko boobu feeñ ca booba moom mooy law ba tey waaye wër na ma ne dinañ ci dellu si loolu moo gën a indi man daal di am déception bu rëy ne lii daal li koy mën a faj mooy man ci sama bopp ma bàyyi di yaakaar rek politicien ndax kii bett na ma bett bu metti te du ñaar man ci sama bopp ma dugg ci politique bi dugg ci làmb ji di oote nag beneen façon yi politique bu dul bii nga xam ne moom la ñu tàmm moom laa yaakaaroon ne dinañ ci génn en 2012 te ñu nekk ci ba tey politique waratu doon leneen lu dul liggéeyal sa askan liggéeyal sa réew
waaye politique boo xam ne yaa ngi ci jiital sa njëriñu bopp sa njëriñu famille waay li tax ñu ànd ak moom la patrie avant le parti bokk na ca te mu doon lu am maanaa lool lu am solo lool te Sénégal soxla woon ko waaye tey ana loola yemul sax ci parti avant la patrie ndax chef de parti moo fi nekk mooy doxal réew mi waaye dafa ne la famille avant la patrie avant le parti avant la patrie loolu moo indi ma dugg ci politique ànd ceeg ñeneen ci biir sama parti ànd ceeg ñeneen ñoo xam ne itam taxawal nañ ay parti war a jublu ci indi fii ci Sénégal beneen façon yi doxalin politique ñu tuddee ko politique autrement. léegi ba nga ci duggee ba léegi ndax gis nga ni jar na ko. ndax gis nga ni jar na ko jaroon na ma summeeku dugg ci. xamoon naa ni du yomb xamoon naa ni dina metti ndax li taxoon ma gën a bañ dugg ci politique mooy dama jàppoon ne yëfu salte la yëfu saagante yëfu non xamoon naa ne maa ngi ciy dugg mais dina metti kon dara bettuma ci dama dugg rek ñu teg ci weer ñu daal di ma inculpé. loolu moom dama ci ñëwaat sax après dañ ciy taxaw. mais d'abord bi nga tegee sa parti dafa am noo ko tuddee Alliance pour la citoyenneté et le travail. léegi tey boo doon mesurer le niveau de citoyenneté des Sénégalais ndax am nga ci satisfaction wala foo koy teg. bon li ma lay tontu mooy bokk na itam ci li yàgg tax ma bañ a dugg ci politique dama jàppoon ne Sénégalais yi ci seen bopp ñoo bëggoon ku leen nax politicien ñëw indi t-shirt xartum ñu tëgg sabar ñu fecc diggaate lu mën a am ak lu mënut a am te du ca def dara nga voteel ko ñu toogati juróomi at ba juróom-ñaari at waa jooju ñëwaat wax nu noonu mel nga voteel ko ma ne non kon lii daal Sénégalais yi xëy na lii la ñu bëgg waaye bi ma ciy dugg itam am na loo xam ne nangu naa ko mooy politique yeete la waxtaan politique war nga ci nangu ne li ngay uti du doon ca benn bés du doon ci ñaari fan mën na doon ci ay at waaye yow na nga ci dox sa wàll loolu moo ma duggal ci politique ba pare nag am yaakaar boo xam ne ñu ngi jógee ci sénégalais toog nañu 2000 toogaat 2012 jàpp ne li ñu doon gis ni ñuy doxalee réew mi ànduñu ci ñu daal di indi alternance waaye li ma mën a wax mooy ci li ma analyser mooy saa yu ñu indee alternance dinañ indi keneen waaye politique ba ca boppam doxin bi du soppi. alternance su nit la ñuy def. mais dafa ñu alternance politique. waaw góorawaay mu jot nag bés dina ñëw ñu xam ne politicien waxuma homme politique maa ngi lay sant sax ci li nga ne Abdoul Mbaye homme politique ndax man duma politicien bés dina ñëw Sénégal yi xam ne politiciens yi A B C D benn lañ ñu uti ji nag ay femmes ak ay hommes politiques yoo xam ne sañ nañu doxal politique autrement te xaaruñu dara ci politique musuñu am loo xam ne ci politique la jógee muy dara jaag muy aleel ak ci leneen waaye bu ñu toogee ñu mën a am ci ñoom yaakaar ne liggéeyal réew mi liggéeyal askan wi ba pare teg ko ci yoon di doxal jub loolu dina mën a ne bu boobaa nag ñu daal di mën a am yaakaar. waa léegi politique autrement président politique autrement ndax mooy dugg ci bus yi di nuyonteeg nit ñi. ndax mooy dugg ci bus yi di nuyonteeg nit ñi. gis nga dugg naa ci bus dëgg la xam naa looloo tax nga koy wax. waaye dugg naa ci bus gaa yi ma ko yóbbante sax président gaa yi ma ko yóbbante. non dëgg ma rek dugg naa ci bus du nuyonteeg nit yi dugg naa ci bus ci biir campagne électorale ndax xam nit yi mais campagne électorale da ngay dugg ci marché da ngay dugg ci village
da ngay dugg ci bus xëy na sénégalais yi tàmmuñu ko woon waaye keroog moom laa def waxtaan wax li nga xam ne lii moom laa xalaatoon mu war a doon naka la ñuy taamoo député ndax Sénégal itam loolu bokk na ci li nga xam ne lii politiciens yi homme politique yi war nañ ci jóg ba yeete député du ndawu président de la république ma toog ca palais ba jox la ndigal nga topp ca doo xam sax li ngay voté lan la député ndawi askan la te loolu amoon solo lool mais loolu moo taxoon ñuy dugg ci bus yi di ko wax di dugg ci taxi di ko wax di toog ci suufu garab yi di ko wax. di jiite nit ñi ñuy julli. mais jiite nit ñi ñuy julli aussi loolu nag gis naa nu ñu ko sous-titré ci internet bi président man maa lay layal sax mais xaw na ma metti trop. mooy dañoo def insolite. Le président Abdou Mbaye dirige la prière au Parcelles Assainies je crois que ni jiite nit ñi waruñu ko dugal ci insolite parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. mas nga dem Màkk. aji nga déedéet demaguma Màkk. man aji naa ñetti yoon. umra dinaa lu ëpp ñaar fukki yoon. mais sama diine sama yëfu bopp la. mais warut a bett kenn de. man sama diine laa teg leneen soog a ñëw te politique bi may dugg. du tax ma bàyyi sama diine de wala ma jaay ko ci leneen. impossible. bu ma àndeek ñoo xam ne nag nee nañ ma jiiteel te yàlla xam na ne du ma ko xëccoo ma jiite leen ci julli waaye muy tourner muy leneen waxtu julli du ma raw. c'est comme ça te ca waxtu ba laa koy jullee nag. moo tax sax benn waxtu. moo tax sax mu choqué ma très franchement moo tax mu choqué ma parce que loolu ku ko tuddee insolite rek xamoo la responsabilité bi xaar homme politique bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo wax ni balaa ñuy egg ci am ay leaders yu mat faaw kii diriger réew mi bu heure waxtu julli jotee mu génn palais bi dugg ci jàkka ji jiite. donc bu fekkee ne insolite lañ ko tuddee loolu moo tax mu choqué ma trop ma ne woon dinaa ko wax boobu moom maa la koy défendre président. mais loolu yoon da ngay jiital diine leneen soog ci tegu mais loolu moom kenn du ko dindi ci man moom. waaye nag ku nekk ak sa diine tooguma ne les musulmans avant les autres waaye ku nekk ak sa diine waaye ci sa biir diine na nga doxal diine ndax nag ma wax la dara bu fekkee ne bëgg nga liggéeyal sa réew bëgg nga liggéeyal sa askan maanaam politique da ngay ragal yàlla am na loo xam ne doo ko sañ a def di toroxal nit di toroxal borom kër te ñu ngi ciy teg suñu bët di jël alal boo xam ne wóor na la ne du sa alelu réew mi la alelu askan wi la nga jël ko jox teg ko ci sa loxo rakk walla keneen non mais loolu foo ko gisee rek kooku dafa ñeme yàlla yàlla nañu yàlla musal ci njiit yu noonu mel te am naa yaakaar ne Sénégal mi ngi jublu ci loolu. léegi nag président yaa ma dugal sax ci beneen facette bi moom mooy nag ñu ñëw ci wàllu ni ñu gérer réew mi ay ressources ngi fi mais balaa ñuy dem ci ressources yi ñu wax ci wàllu justice yow amoon nga dossier sax boo xam ni bu doy waar la dossier boo xam ni ñaari këyit a génn ñu tànn ci benn ni jàpp nañ Abdou Mbaye dossier boobu fu mu toll. waaw dossier boobu gagné naa ko ci correctionnel. gagné nga ko. ñu ngi ci appel waaye li nga wax ni am solo lool ndax bu ma toogee ne maa amoon dëgg awma dëgg et cetera loolu tam dañuy daal di wax ne non waaye procureur de la République Serigne Bassirou Gueye la tudd moo toog ci télévision ne waaw man dama toog Abdoul Mbaye indi certificat de mariage ex madame Mbaye indi certificat de mariage ñaari certificat yi ute ma daal di dal ci Abdoul Mbaye ana yoon moo ko wax ba ma tontu ko communiqué ne ko fen nga kenn topp ma ci ndax fen la te nag ñaari certificat amut man dama indi livret de famille ku xam droit de la famille xam ne livret de famille c'est ça qui fait foi que li indi certificat manuscrit nga naan benn certificat de mariage ñaari certificat de mariage
ndegem dañu ute ma topp Abdoul Mbaye waaye diñ la laaj mooy dugalal enquête ñu xam ban moo ci dëgg ban moo ci faux. moo tax ma lay laaj sax ndax suñu justice réew jàpp nga ni am na indépendance ak mu ngi doxal dossiers yi ca nam ko waroon doxalee. man dund naa ñaari dund naa justice dal sama kaw ci kaw ndigal noonu laa ko mën a waxee dal sama kaw ndax dugg naa ci politique te am na loo xam dinaa la ko wax Pape Diagne mais mujjee gis Macky Sall président Macky Sall ba war a tàggoog moom li mu génnee mooy mais dëgg naa da nga am dossier divorce la ma ne mais loolu lu ci nekk divorce la te dara nekku ci divorce la jeex na te amul mais foo ma ne ko non président loolu bu ci am benn jaaxle ndax registre de mariage kenn du ko baare te yow mii mësa doon maire xam nga ci dara mu ne waaw wax nga dëgg tegaat ko ci ma génne ma ne mais lu tax mu wax ma loolu ci ñu doon wax ay affaire mbéyum ceeb ak noonu demee kon li tax ma dugg ci politique ak ndigal moo indi ñu topp ma waaye toog naa itam tribunal correctionnel mu metti ma lool ndax ci samay at musuma woon taxaw ci barre de tribunal waaye ca booba ñetti magistrat ñoo toog daal di génne dëgg teg lépp ci yoon kon ñaar am na wàll boo xam ne ñu ngi topp ndigal c'est pas une justice indépendante ñooñu doxaluñu justice waaye am na ci biir ñoo xam ne munoo am ci ñoom ñu bañ a tegu ci yoon dogal yoon te gis nga ko ci démission juge Ibrahima Dème xam nga ndax déglu nga itam le juge Téliko te jëkkoon naa gis lu mu bindoon booba nekkagul sax président de l'UMS kon nañu am yaakaar ne toll nañu foo xam ne nguur li mu doon am ci justice te mu war a doon le président de la République c'est le premier magistrat du pays maanaam moo war a wane yoon ci lépp loo xam ne da nga war a jiital justice ak yoon ak droit waaye toll nañu foo xam ne dafa ci sori lool di joxe ay ndigal yoo xam ne dafa jëm ci li mu bëgg moom ba justice itam léegi nee na daf koy bañ ñu koy rafetlu lool mu am itam loolu moom daf ñu yóbbu ci programme parti ba loo xam ne dañ ko war a dindi des ci li sañu constitution taxawal constitution dafa am solo moo tax kenn mu door ko foyee constitution dafa ne le pouvoir judiciaire est indépendant waay pouvoir judiciaire bu indépendant président de la République lu ci yoonam ci ñëw taxaw conseil supérieur de la magistrature ba war a bokk ci ñiy fal les magistrats. moo tax ñuy wax ni moom sax dafa war a démissionner ci conseil supérieur de la magistrature dafa war a génn loolu dañ ko ci war a génnee ministre de la justice génn ñu bàyyi magistrats yi ci seen bopp les autorités judiciaires ak représentants des magistrats ñu ndax xam nañu ci seen biir ku xam ak ku xaw a ñàkk xam ni ki mën mbir mi dëgg ak itam ki jub ndax nag ma wax la dara de kenn du dégg ci man ne magistrat yëpp c'est des corrompus loolu amut waaye kenn du dégg ni itam ma wax ci sama lamiñ ñoom ñëpp ce sont des anges waaye ñoom xam nañu seen biir xamante nañu léegi nag am yeneen dossier ginnaaw yow sa dossier am dossier yu population bi ñu ci bari di wax ni dossier politique la du ma ko jël benn par benn dama lay jox globalité bi rek nga def sa commentaire général pour ñu mën a avancer leneen muy dossier Karim Wade defe naa bi ñu koy commencé lal yaa nga woon ca primature ñu jóge fa ki la remplacé accéléré cadence bi ñu jàpp ko ñu jóge ci loolu ñu génne ko mu nga Qatar ba tey fi mu ne nii ci grâce mu nekk Qatar ba tey mënul dellu si ñu jóge fa dem ci dossier monsieur le maire et député Khalifa Sall fan yi gis nga monsieur le maire de Mermoz Barthélémy Diaz ñu tëj ko 6 mois boo doon jël dossier yooyu noonu tey ban commentaire nga ciy def. dinaa la ci wax ñaar
benn bi mooy bi ma yégee ne dossiers yi ñu ngi nar a doon des dossiers politiques ou judiciaires waxuma ne yoon génn na ca que c'est que des dossiers politiques waaye bi ma gisee ne ñu ngi ciy bëgg a duggal lu mel ni politique ci laa bàyyi lépp ndax man dama tëraloon yoon bu leer en tant que chef du gouvernement te yoon woowa mujjewuñu ko jàpp muy lan muy dañu waroon a jiital enquête boo xam ne du bàyyi dara ci képp koo xam ne amoon nañu njort ne alalam yokku na te liggéeyu ko waaye bi ñu ne déet nañu taamu kii rek topp ko anti laa daal di taxaw loolu di benn ñaareel bi justice doo ko foye jàpp ne am na kumba am ndey ak kumba amul ndey kumba amul ndey nga dal ci kawam kumba am ndey nga ne ko yow duma la topp boo jàppee war a topp Khalifa Sall toppal képp koo xam ne def na ni moom te loolu sax indi ma bind procureur de la République ndax dama ko dégg mu naan 1,8 milliard man ku laal alelu réew mi ni naa la topp dal sa kaw ma bind ko di ko rafetlu ne ko lii de lii nga wax de am na solo lool am na maanaa ndax alelu buur moom alelu askan wi la waaye nag am na loo xam ne Sénégal ak askanu Sénégal ñàkk nañ ci lu ëpp téeméeri milliards muy mbirum pétrole bi jëm ca Petro-Tim contrat pétrole bind ko ne ko foo am na ci fii la amee kon nañ ko gëstu seet enquête ba tey amoo réponse awma réponse bindoon naa ko président de la République itam ndax faux rapport faux bu wóor bu ministre ba def moo indi mu signé décret ma contresigné décret loolu indi Petro-Tim mën a jot ci permis pétrolier ma ne ko attention am na loo xam ne bi ma génnee laa ko gis foo daf ci am na nga jóg oote enquête administrative enquête judiciaire wees na at ak genn wàll yi lan moo attiré sa attention parce que dinañ dégg souvent nga ne bi ma koy contresigné information yi ñu ma joxoon laa wóolu woon moo tax ma signé mais bi ma génnee laa ko lunjutu ba xam ni lii faux da caa nekk nga alerté leen lan moo attiré sa attention ba tax nga. dama mas a toog grand jury ak Mamadou Ibra Kane bi mu daanalee daf ma ne waaw décret Petro-Tim bi nag loo ci xam ne ko loolu lan la mu ne ma mooy kii pétrole bi ñu joxe et cetera ma ne ko waaw mais décret yi bari na li de décret yi ñu signé waaye awma ci xalaat spécial bi mu fa jógee laa commencé gëstu li ci newoon ma ne mais Mamadou Ibra Kane xanaa dafa am lu mu dégg ba nekk ci recherche des ci lu ay fan yu bari nag toll naa foo xam ne maa ngi dossier bu ma sëriñ naka la tuddati sax procureur la Serigne Bassirou Gueye bu ma ooyee dinaa ko jox lépp bu soxla enquête kon document yëpp kon bu bëggee mu leer na la woo rek na ma oo rek ma jox ko document yi baal ma foofu loolu moom defe naa sénégalais yi bëgg nañ mu leer procureur de la république am nga une offre boog bu tegu sa loxo monsieur Abdou Mbaye def na enquête yi am na éléments yi nee na ñu woo ko rek pour lépp leer sénégalais yi mën a génn ci loolu dem ci beneen ère ñu continuer président ci waxtaan bi léegi dossier Petro-Tim boobu noonu bi mu amee ressources yi nit ñi gis ni lu ci bari fi mu ne nii waa France ñoo ci teg seen loxo ñoom lépp luy marché lépp gis nga ni ñu investir ni ñu ñëwaatee biir Sénégal installé wu fii daanaka wàññeeku woon nañ mais léegi daanaka lépp ñoom la waat
relation boobu noonu ñu dekkalaat jëlaat lépp tegaat seen loxo Petro-Tim moom teg nañ ko dañuy xaar réaction kële mais yeneen yi ci topp ressources yooyu ñoom ñu teg seen loxo loolu noo ko gisee. gis nga bu fekkoon ne président de la République bëgg na dëgg tabax émergence su Sénégal maanaam jiital njëriñu Sénégal ak njëriñu askanu Sénégal li ci ëpp waxuma jox ko français wala jox ko chinois wax la jox ko américain li mu naroon mooy lépp loo xam ne dénk na ko boo xam entreprise boo xam ne jàpp nañ ne ñun mënuñu ndax amul ci Sénégal ñu seet ca marché booba li ci sénégalais mën ñu jël ko dénk ko ay sénégalais waaye liggéey boobu moo am boo demee Chine xam nga Chine c'est la deuxième peut-être même première bientôt la première puissance mondiale am na lu ñu mënul waaye bu ñuy signer marché maanaam signer Boeing ne da nga ñëw dañu commandé téeméeri avion waaye faw ca marché ba dañuy seet benn par benn lii mën nañ ko def Chine lii mën nañ ko def Chine kon génne leen ko lii mënaguñu ko waaye fii léegi juróomi at foog ñu mën ko kon na ngeen indi formation noonu bëgg sa réew moo mën a indi loolu waaye toog rek naan diw laa koy jox yenn saa yi sax appel d'offre du ci am ma wax la ci ñaar benn le cas des avions Air Sénégal bu bees bi ñuy taxawal commission li ma lay wax ni dama ko xam mooy dama mës a taxawal jéem a taxawal benn compagnie aérienne commission moom dong moo mën a tax ngay commander ay avion te amaguloo capacité maanaam nga taxawal surcapacité boo xam ne dina daaneel yi compagnie bi li ma la wax ni bind ko tey xam nga créé nañu compagnie aérienne jël 40 milliards u capital dugal ko ca di jënd avion di teg di jënd avion di teg di jënd avion di teg dara dooragul commission moo leen ci intéressé fu mu jëm loolu nag xaw ma ko loolu yi benn ñaar mu am leneen loo xam ne ci fan yii rek laa ko doon xalaat xam nga suñu réew yi réewu Afrique yi seen diggante France dafa dem ba sori boo gisee yenn njiitu africain yi am yenn fiti mën a dal seen kaw askan ak ay gànnaay am na ay dëkk sax yoo xam ne rey nañ ci yu bari dañuy am yaakaar ne France day des ca ñoom ànd ak ñoom péete alors loolu nag njort rekk la waaye mais j'espère que c'est pas le cas pour le Sénégal naa neexal français ba ëllëg bu ma génnee sama loi sur le parrainage xale yi bañ ko opposition yi bañ ko mu am ay lu metti loo xam ne lii dina ci mën a génn bu boobaa tubaab yi mën a ànd ak man ci kaw fàttaliku li nga xam ne lii defal naa leen ko ci wàllum marché j'espère que c'est pas ça. léegi nag président ba tey rek ñu dugg nag ci parrainage bi nga tudd léegi mais balaa ñuy wax ànd nga ci ak àndoo ci dañuy xool contexte bi ba pare président de la république mi nga xam ni moo indi parrainage bi voyagé na réew mi mu ngi sous tension ñii nee nañ dinañ ko def ñii dunuñ ko def loolu noo ko jàngatee. li nga wax ci contexte bi am na solo contexte bi ñetti nit la président de la république boo xam ne tàmm nañu ci moom waxeet wax du def ministre de la justice yéen ay journaliste ngeen da ngeen war a boole nag ci seen liggéey investigation mën naa la wax ne suñu ministre de la justice bii toog mës na toog en 2011 doon conseiller maître Ablaye Wade
ci lépp lu jëm ci constitution ba mu indi woon 23 juin 2011 bokk ci assise guddi muy liggéeyal assise bëccëg muy liggéeyal Abdoulaye Wade loolu di ñaar ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye rapport bii ma la wax ne mooy rapport bu faux ba mën a indi président de la république ak premier ministre Abdoul Mbaye signé décret bi jox pétrole suñu pétrole bi Petrotim moo ko signé ñett ñooñu ñoo séq mbir mi loolu di contexte li ci des man dégguma lu am maanaa jógee ci seeni làmmiñ ba ca bu président de la république boo xam ne bi mën nañ ko nangu ba jàpp ne war nañu soppi suñu constitution. ñoom ne dañuy wàññi candidat yi wàññi dépense Sénégal ak et autres. loolu wax nañ ko waaye wàññi candidat te xamuguloo ñaata candidat la lan lañ ci xam. élection présidentielle ya amoon ñaata candidat la woon. yaa ngi fàttaliku 2000. yaa ngi fàttaliku 2007. nañ ko door rek ci 2007. 2007 15 candidats lañ amoon. 2012 14 candidats la ñu amoon. wàññeeku yow ñu ngi ci candidature yu wàññeeku nga ne xaaral ma indi ñaaw njort wala xaw ma da rafet njort xaw ma. di xalaat candidat yi ay téeméer lañ doon kon nañu indi parrainage. mais législative yi aussi ci lañ ko jauger dañ. législative ak présidentielle bokkuñu benn. ñaareel ba waaye ku financer liste man xam naa liste boo xam ne ki ko jiite amutoon dépense gërëm. déedéet waay. ñu daal di génnee caution 15 millions. ku ne xam na ne. ci ñoom la jógee ndax ci raw gàddu élection raw gàddu ni liste yi ëppee rek noonu la parti majoritaire gën a wóolu mën a am député ñoo ko indi waaye buñ nañu bàyyi naxaate bi waaye présidentielle doo ko méngaleeg législative da nga koy méngaleeg présidentielle. te bu ñu ko méngaleeg présidentielle ñaar yi ko wuutu candidat yi dañoo wàññeeku. lu tax nga bëgg a jóg rek ne ndegam mi ngi wàññeeku nga ne non dafay yokk ëllëg kon naa jiitu loola indi loo xam ne mën na taal réew mi. man sama man dama waru ci yàlla. ba pare ñu naan dafa cher mais dafa cher dégg naa sax moom président de la république mu ne 18 milliards. benn wax naa ko sànq ci ñoom la candidat yu bëri liste yu bëri ci ñoom la loolu di benn waaye bu fekkee ne élection soxla na 18 milliards dañ ko fay mais yow mas nga toog ndax mënuma jàpp ne ministre des finances jël décision bu noonu mel te joxoo ko ci ndigal jël 13 milliards jox ko xaritam bi ñuy wax Adama Big Togo ci li jëmoon ci affaire u passeport benn nit ana njëriñ pour Sénégal du élection du dara ak yeneen yaa ngi dégg 40 milliards yi ñuy wax à la SAR tudd naa la sànq li dugg ci Petrotim liñ ci ñàkk ëpp na 100 milliards 200 milliards et cetera man daal déggaguma ci loo xam ne. convaincre na la pour nga jàpp ni war nañ ko mën a def. li ma ci dégg sax naxaate la ñoo ko tey naxaate ndax bëgg a indi parrainage du nag parrainage boo xam ne day indi rationalisation des candidatures ndax rationalisation des candidatures mi ngi jógee ci rationalisation des partis rationalisation du parti loolu opposition yàgg na ko laajte ndax ñoom ñoo soxla ay parti yu bëri waaye boo yemee rek ci doxal yoon ce que prévoit la loi boo yemee ci doxal yoon mais parti yi du ñu mës a ak ñetti téeméer parti ndax parti bu amul siège parti bu amul congrès ni ko statut yu waxee
parti boo xam ne boo xam ne joxewul état financier mais kooku warut a bokk. kon ñu ñam ca loolu rek ñu daal di. ñu rationaliser parti yi léegi nag président parrainage day wàññi candidat yi pour dem à la présidentielle 2019 loolu la ñu bëgg. attention. boo yemee ci loolu rek. mbir mi du tegu ci dëgg. wàññi candidat di waaw waaye sélection des candidats looloo am. ndax li tax ma wax la loolu mooy 65000 candidats wala 67000 mu doon nag loo xam ne amul ci àdduna loolu tam nit yi war nañ ko jàpp. outil ji signature 67000 parrain amul ci àdduna Sénégal lañ ko mës a gis amul loolu bokk ci li ngeen war a saytu amul kon li tax ñu indi ko nekkul ci jafe-jafe bi dëgg la du yomb nekkul ci jafe-jafe bi outil ji 67000 signatures mi ngi ci lan bu indi woon 100000 signatures it man dinaa am sama pexe bopp wàññi ko ba mu àgg ci 60000 ñu dal di ko génne te pexe yooyu wane nañ ko ñun ñii di wax ak yow ci législative yi te liste yi sax àggut 200 waaye dañu daal di jël ci liste yi am ñun ci taamu oo leen jox leen ndax wax nañu ko te nag bu dul premier ministre du président de la république toog waxtaan ak ñoom génn leen bàyyi leen Abdoul Mbaye kenn mësu ko gis ci mësut a am ci Sénégal waaye keroog am na ñu daal di génn def déclaration à la télévision mais loolu ak a yomb ci signature sa bourse familiale benn laa la ci jox rek am ma jox la ci juróomi junne. léegi signé nga Abdoul Mbaye gën ci. léegi président suñu temps daanaka jeex na mais du ma mën a la bàyyi nag te laajuma la lii 2019 candidat ngay doon. loolu daal maa ngi koy faral di ko dégg. man kay dama koy dégg ma dégg ko sa làmmiñ mooy man candidat parti laa nar a doon. sama parti mooy fal candidat. sama parti nag balaa muy fal candidat day oote congrès boobu bés bu amee loolu moom mën naa la ko wax Abdoul Mbaye dina doon candidat au congrès di xëy na itam mu am yeneen candidat bu boobaa may ñaan yàlla nag ñu voteel ma man ba ma mën a doon candidat parti incha allah yi ci des bari na xam nga ni am na yeneen yu ñu waroon waxtaanee mais suñu temps moo ñu ko mayul donc dama lay bàyyi nga def sa kàddu gu mujj tàggoog téléspectateurs yi waxtaan bi moo xam naa ni ñoom war nañ ci am satisfaction su ko defee ñu tënk waxtaan ba beneen incha allah nga tàggoog téléspectateurs yi. dama li may jiital mooy cant ki gërëm ndax ñëw ngeen ba ci man tey ci sama bureau ci suñu siège permanence yu Yoff ba émission bi ñu mun ko fi enregistré maa ngi ci sant yow di la ci gërëm di sant itam technicien yi nga àndal. li may mujjee wax daal ndax dëgg la émission bi ci li nga wax sànq jàpp naa ne dimanche lay feeñ ci télévision yi waaye suba la député yi nar a voté waxuma sax loi sur le parrainage ndax ñëwagul waaye modification de la constitution am na solo nag ñu wax ak ñoom député yi tey suba moom la tubaab di wax moment historique dans la vie d'une nation nañu fàttaliku bés bu ñu war a voter ne ay ndawi askan wi lañu fi toogal loolooy assemblée nationale bu ñuy voter nañu jiital li doon njëriñu réew mi li mën a indi jàmm ci réew mi Macky Sall am na ay règlement yoo xam ne ñoo indi mu mën a falu en 2012 gisuma lu tax tey mu bokk ci làmb ji bokk ci candidat yi mu bëgg a soppi yooyu régal jaru ko nañu bàyyi yooyu régal am jàmm bés bu amee ñaareelu mandat ndax mën na ne yàlla waxul kenn dara bés bu amee ñaareelu mandat ba war a génn bu boobaa lii mu wax ni bu fekkee ne gëm na ko dëgg mu waxtaan ci ak Sénégalais yi dal di soppi loo xam ne njëriñu ñeneen lay doon waaye
ñu bañ ko tuumaal ci dara bañ a ñaaw njort ci mi ngi jéem a doxal loo xam ne toog lay ut wasalaam. jërëjëf président ñun ñoo lay sant bu baax xam nañ ni xat nga waaye terewul may nga ñu sa temps pour ñu ñëw toog mën a def émission bi nga waxtaan ak sénégalais yi parce que soxla nañu di déglu kàddu yéen ñi nga xam ni am ngeen fi ay responsabilité am ngeen fu ngeen bëgg a yóbbu réew mi donc nit ñi di leen déglu dañ ciy am satisfaction bu baax te loolu defe naa ni ñi ñuy seetaan témoin lañ ci kontaan nañ ci bu baax comme ñun itam ni ñu amee satisfaction ci waxtaan bi di sant bu baax a baax ñi nga xam ni ñoo ñu doon suivre di sant équipe bi comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal te lépp lu baax ci émission bi ñoom ñoo ko def di sant itam ay collaborateurs am su ma tuddee Yaafaatu mu yóbbaale ñu ci des yëpp mais di sant aussi également monsieur Gaye Babacar defe naa à travers moom si la ñu jaaree pour mën a am entretien bi mën a toog waxtaan émission yu bëree bëri suma collaborateur la émission yu bëree bëri daf ciy def taxawaay te bu paree def retrem donc di ko sant bu baax di leen jox dig daje beneen dimanche ci waxtu bi ci beneen numéro interpellation wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu